aywa waxtu wi jot na ma dellu di leen dalal jàmm ci xibaaru bés bi comme ni ñu ko tàmm di defee lu ciy gën a fës bokk na si rek ab jànk ba nga xamante ne ni daal ka mu doon liggéeyal la daal di sàcc ba noppi ne mes daw làkku ji seen dëkk waaye nag làkkom boobee mujjul fenn ndaxte daal dinañu koy teg loxo lu bees daal dinay am ci milliard ak genn wàll ba nga xamante ne ni moom la ñu détourné ca poste finance perquisition ya ñu amal nag tax na daal ñu daal di teg loxo ay chèque ya nga xamante ne ni koppar gu takku daal moo ca nekk dinañ leen gën a yaatalal bile xibaar détournement yaa nga mel ni tulle kamal ci banque yu ci réew mi lee di Sénégal lu ko dalee atub 2018 jàpp atub 2021 am na kenn ka nga xamante ne ni daal dinay détourné lu tolloo ko ñaar fukk ak juróom-ñaari millions ci suñuy koppar ci ay compte CBAO. tribunal de grande instance bu Diourbel juróom-ñaari atub kaso la gàcc ci ndodd ab directeur école bu ñuy wax Baba Ba da gannaaw rek ba ñu kaatee coupable ci wàllum pédophilie détournement ak corruption ci ab rek mineur ñu xuus ci langue politique gi danañu wax ci campagne gi ngir élection yu conseillers départementaux yeeg municipaux yi war a amal li ni mel nag xam nañu rek diir ga muy rek dal di am wa ila diggante ban bés ak ban bés lay yem gannaaw ba ñu ko biralee dinañ leen ko xamal ci la jotaayu xibaar waaye danañ àddu ci xibaar bu nakkari bi nga xamante ni daal dinay tàbbi ci douane sénégalaise gi gannaaw ba ñu ñàkkee kenn ku mag si ñoom di rek Mayekor Diouf. rumeur visite délégation Touba ca kanam ga ca kile di rek soxna Aïda Diallo ca diwaanu Medinatu Salaam mi ngi wër ci réseaux sociaux yi def na ay bés li ni mel nag am nañ ci lu ñu leer ndaxte rek waa Touba ca kanam daal dinañ si addu dal di leeral bi le rumeur di daw xew-xewu Miss World 2021 amal nañu ko ni ki démb ci altine ji yemoo woon nag juróom-benn fan ci weeru décembre atum 2021 ca Porto Rico candidature nag Côte d'Ivoire bi di Olivia Yassé moo ca jël rek raw gàddu gi. Pawlish Mbaye ak Ndeye Lo def nañu kawteef ñoom ñaar ñooñee nag seen rek le motif ba nga xamante ne nii daal dinañu koy def moom moo lëmbee réseaux sociaux yi gannaaw rek ba ko Adamo xamle loolee yëpp bu yembee dañ ci toftal xibaaru tàggat yaram bu ñu koy ndar keppe mbokk yi lii mooy tënk yi ngeen taaxilu nees tuuta gannaaw bàkk bi ñu daal di ànd ak ci yaatal wi. aywa nuyu nañ leen bu baax a baax di leen ziar yéen ñu safoo Seneweb di ci taataan seen ay xibaar yu wër te wër NDA Diagne di liggéeyu jànk ci ab kër bu nekk cité des impôts et domaines daal dinañu koy teg loxo ba defeere nañu ko parquet Loum mu ko doon dencal la mu sàcc tamit teg nañu ko loxo ngir recel mbindaan boobee sàcc na ordinateur portable patron wam dem jaayoo ko ñaari junne képp ca marché bu Liberté 6 ba mu defee li ni mel nag ba noppi la ne mocceet daal di daw seen dëkk ba mu rek cosaano di wàkk guna waaye nag teewul teg nañu ko loxo ba daal di koy déféré lu bees am na ci milliard ak genn wàll ba ñu détourné ca poste finance bu ñu sukkandikoo ci xibaar yu bàyyee ko libération junne ak rek fanweer rek ñetti chèque yu rek 100 000 ba juróom fukki millions wala rek lu ko ëpp la ñu saisir ci perquisition wu ñu rek amal ci ay bureau Alexandre Xavier Manga di chef agence principale bu Dakar Abdoulaye Faye de chef centre financier bu Dakar ak Keba Diédhiou di caissier ci boobule centre chèque yooyu nag moo nekkoon garantie yu prêt ya ñu accordel ay fournisseurs comme business partners juróom fukk ak juróomi millions Alamine multiservice juróom benn fukk ak juróomi millions général d'entreprise fukk ak ñetti millions Samasa distribution ñaar fukk ak juróomi millions ak IC consulting Sarl ñaar fukk ak juróomi millions am na tamit ay prêt ya ñu defal ña nga xamante ne ni dañu génn àdduna chèque yu si ëpp nag dañu ko def ak ay signature ya ñu dal di soppi parquet ubbi na ca information judiciaire ngir détournement de deniers publics ci détournement yooyu laay des ak yéen li ni mel nag mi ngi mel ni tulleek malde ci banque yu ci réew mi lu ko dalee atub 2018 jàpp 2021 M Ndiaye ay atam toll si ñeent fukk ak juróom-ñeent détourné na ñaar fukk ak juróom-ñaari millions si suñuy koppar ci ay compte CBAO ba muy liggéeyee def na ñaar fukki at ñu placé ko sous mandat de dépôt ñaari fan ci weeru décembre moom moomee taxaw na démb ci tribunal des flagrants délits bu Ndakaaru défense bi xamle nañu ne M Ndiaye moomee jot naa rek fay banque bi fukki millions yeeg juróom-ñaar yi si suñuy koppar lu des nag ca xaalis ba tamit daal dinay disponible ndaxte sërëm bu ñëwoon ca salle ba mooy indaale fukki millions ya ci njeextalu débat yi présidente tribunal bu ajourné prononcé peine bi mi
ngi fixé délibéré ni ki rek fukki fan ak ñett ci weeru décembre bi lee ñu nekk. tribunal de grande instance bu Diourbel juróom-ñaari atub kaso la gàcc ci ndodd directeur école bi lee di Baba Ba mu ñu àttee coupable ci wàllum pédophilie détournement ak corruption ci ab rek mineur. chambre criminelle bu rek TGI bi daal di koy condamné moom ancien directeur école publique élémentaire bu village yu Ndok ngir rek mu jox ndampaay 3 millions ci ñi lee di partie civile bi. fukki fan ak ñaar ci weeru mai atum 2021 la rek Njoogu Ñang dem ca brigade gendarmerie bu Wakam ngir dénoncer Baba Ba mu ne daal moo siif doomam bu jigéen ba atam toll si fukk ak juróom ca tribunal ba nag Baba Ba xamle na ni daal tëddee na ñetti yoon xale bu jigéen boobee. ministère public fukki atub réclusion criminelle la gàcc ci ndoddam. Baba mérité wul dañu dawal yërmande ci moom mu xamle ko moom procureur tribunal bu grande instance bu Diourbel. bu àtteekatu cour d'appel bu Ndakaaru confirmé peine fukki atam bi Mamour Diop dina maxe ci kaso gi moom moomee ñu tee depuis juróom-ñeenti fan ci weeru septembre atum 2019 daa siif benn xale bu jigéen ba atam toll si juróom-ñaar di doomu dëkkandoowam AN Doucouré. àtteekatu tribunal bu Pikine Guédiawaye condamné woon na ko ngir mu fay 7 millions partie civile bi. daanu fukki at bi nag dafa sévère waxtu bu may siif xale bi sama nataalu soxna daal laa doon gis esprit bu bon moom ëppoon doole mu xamle ko moom moomee am ñeenti doom marié ba ay atam tolle si ñaar fukk ak juróom-ñett li ni mel sax nee na waxoon na ko soxnaam ñaari fan laata muy def li ni mel mu am benn mara bu mu ko diggal ndaxte daanaroon a tëddee sax doomam bu jigéen ba mu jur ndaxte rek àndatul woon ak sagom ci wàllu woowee. ca dëkk bu sell boobee di Touba néew ba benn xale bu jigéen ba atam toll si juróom la ñu gis ci ab bâtiment bu ñu tabax te rek yembagul ñoo ngi ko fekk sax mu tàmbalee yàqu ci noonu la ñu woowee waa gendarmerie bu brigade de proximité bu Ndindi ñu daal di fay wàcc def constat bi ba loolu weesoo la ñu ubbi ab enquête ngir leeral anam gu xale googee ñàkkee bakkanam moom nag nee nañu laago la woon mu réer ay bés yu bëri allo anam ba ñu ko mujjee gisee ca quartier Tindo di 5 nekkee ci Touba neexul benn yoon ay mbokkam. nuñ leen ko diggee woon rek la ñu koy daal di defee dañuy xuus ci langu politique gi campagne bi ngir élection yu conseillers départementaux yeeg municipaux yi ubbi na fukki fan ak juróom laata bésu scrutin bi diir bi nag ci fukki fan ak ñeent lay toll gannaaw ba mu waree jeexee veille scrutin bi bu minuit jotee gën koo leex daal campagne bi gaaw juróom-ñetti fan ci weeru janvier 2022 bu minuit jotee lay door ba noppi jeex ajjuma ñaar fukki fan ak benn ci weeru janvier 2022 bu minuit jotee li ni mel nag Senda moo ko xamle ci campagne électorale bi nag dañoo tere di amal publicité commerciale jaarale ko ci presse bi rajo diffusion yi wa ila télévision yi ba tey ñu xamle ko. xibaar bu nag kër yi tàbbi na ci douane sénégalaise bi colonel Mayekor Diouf moo génn àdduna moom moomee nag moo nekkoon chefu bureau des douanes bu Molde. levée du corps bi ni ki tey jile ci talaata ji juróom-ñaari fan ci weeru décembre ba juróom-ñeenti waxtu jotee ci suba lañu ko dal di amal ca jumaay Rawane Mbaye nekkee ca Mermoz laata ñu koy denc ca Jaxaw Siin ndem si yàlla colonel Mayekor Diouf nag moo magoon ci ay turandoo yu buur Siin Mayekor di rek buuru Siin bu mujj ak Sénégal indépendant Seneweb yëpp nag ñoo ngi koy jàll ay mbokkam ak yi jege ñaaleem te koy ñaanal yàlla xare ko ca aljanna. ba muy présenté ay projet ma ngir ville bu Dakar Abdoulaye Diouf Sarr candidat bu Benno Bokk Yaakaar investir ngir mairie bu Ndakaaru tontu na ci yenn préoccupation communauté dakaroise bi ñu bëri ci askan wi bokk ci jàngalekatu daara yi mag ñi ak marchand ambulant yi daal di koy interpeller ci seen dundin ak seen ba liggéey Diouf Sarr la mu leen tontu mooy daal Dakar sans marchand ambulant mënul nekk waaye nag dina trouver benn cadre de concertation ngir intérêt askan wi yëpp. leneen rumeur visitu délégation Touba ca kanam ci kile di soxna Aïda Diallo ca Medinatul Salaam mi ngi wër réseaux sociaux yi def na ay bés ci noonee cellule association Touba ca kanam daal dina génn dëkk weddi boobule xibaar ba noppi leeral ci ab communiqué ne daal daalewul lenn ca boobule visite gannaaw ba ñu dégagé seen ay responsabilité ci li ni mel ñoom ñooñee nag daal dina ñuy xamal murid yi ne daal association Touba ca kanam ay yëngu-yëngoom yëpp rek mi ngi wéeru ca na ko xalif général des mourides tracé. xew-xewu Miss World 2021 amal nañu ko ni ki démb ci altine ji yemoo woon ak juróom-benni fan ci weeru décembre atub 2021 ca Porto Rico candidatu
Côte d'Ivoire bi nag di Olivia Yassé moo jël raw gàddu ga moom nag mi ngi doon jonganteek fukk ak ñetti moromam yu ñu jàpp ni daal ñoo gën a xarañ ci at mi. Olivia nag mooy Miss bu njëkk intégré ci top 40 bi, dauphine bu njëkku Miss World top model 2021 bi Miss Cameroun bi la di Audrey Moncam, Miss Porto Rico bi di rek Ariam Diaz moo si dal di toppandi. Olivia moo jiitu tamit ci jongante Miss multimédia bi di lu ko placé ci position bu baax tax mu jël raw gàddu gi ci final Miss Monde bi, ñu ngi ko cay félicité. Pawlish Mbaye ak kile di Ndeye Lo def nañu kawteef ñoom ñaar nag gannaaw ba ñu doon rek naan dañuy bëggante ñu jàpp ne ay kaf la ñoom ñaar ñoo ñëwee ci ab hôtel bu nekk file ci Ndakaaru la ñu dem di fay def lu ñaaw loolu bu ñu sukkandikoo ci Adamo ba ñuy sëy nag ku ñuy wax Aatu di xaritu Adamo moo leen doon filmer ba mu paree jël rek vidéo ba yónnee ko Adamo li ni mel tax nag ma moomee Adamo ne Pawlish ak kile di Ndeye Lo waruñu ndax bu ñu waroon duñu bàyyi Aatu di leen filmer mais tey naan nag Ndeye Lo xamul buzz ca noonee ba tey la Adama woowee Ndeye Lo daal di koy laaj ci li ni mel mu xamal ko ne daal jëleewu ko woon ngir rek lenn wa ilaa ngir fenn tey naan mi ngi jéggalu rax si dolli di saraxu Adama ngir mu baal ko te koy naan Pawlish da koo waxoon daal daf koy takk maanaam daal da koo diggoon ne da koy jël soxna moo tax rek mu def li ni mel. Tàggat yaram jàppante gu métti gu am ca Rufisque ci seen demi-finale nawetaan yi ci diggante ASC Thiawlène ak ASC Gif daal di dee juró musiba lépp nag mi ngi bàyyeeko ci bii bu waa Gif dugal tax ay supporteru beneen équipe ba jóg gannaaw ba ñu meree ba futtu ca noonee la xiiroo nga yoo juddoo bàyyi bakkan rot sa nee nañ sax lu tolloog juróomi doomu aadama ñàkk nañu seen bakkan ca boobulee jàppante ñu bëri jëlee cay gaañu gannaaw loolee ndaw ya yàkkate nañu stade ba yëpp waaye nag yemuñu ca ndax ba ñu ca noppee la ñu jubali ca train express régional bi nga xamante ne ni léegi ñu ne rek mu dal di daw gannaaw ba ñu ko jàppee ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru décembre teer googee la ñu tojate ak ay xeer jëwriñ bu ñu dénk wàllum tàggat yaram nag di Matar Ba nee na dañuy dakkal nawetaan yile gannaaw rek ba muy juree ay kawteef. Lamb laa koy tëjee mu ñibbi si Sénégal gannaaw bu mu defee ñaari weer ca France ngir waajal combat wam beeg Bombardier benn fan ci weeru janvier. Balla Gaye 2 àdduna ci lu xew jamono jile ci wàllum lamb ak combat Siteu ak Papa Sow bu ñu annulé li ni mel doon lu ko métti Balla nee na daal ku dóor ndënd bi Papa Sow yàq na fet bi ba loolu weesoo la yokk ci ay kàddoom ni daal yaru dafa baax ndax rek ku am yar am jikko bu baax mu xamle ko mu ngoog jaajëfal naa leen ci ànd beeg teewlu bi di leen dig daje niki ëllëg ak yeneeni xibaar am leen kenn lu jàmm ak salaam.